gindeeku di seen émission bi leen seen rajo Afia FM di dégtal samedi de chaque 15 jours bu 16h jotee jàpp 17h gindeeku dina dalal ay ndaw dina dalal itam selon thème bi ñuy waxtaanee ay sociologue ay islamologue ba ci ay médecin seen émission gindeeku fii seen rajo Afia FM di ngeen ci ànd ak maam Seynabou Thiam Yvette Betty Mendy ak Maymouna Sarr su ngeen bëggee participer ci seen émission gindeeku da ngeen di woote ci 88 628 05 05 seen émission gindeeku daal mooy gindi xale. asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice seen rajo FFM ñu ngi leen di jaajëfal di leen màggal di leen sargal di leen delloo njukkal bu baax ci déglu bi nga xamante ne moom ngeen safoo di ko def seen rajo bii di Afia FM nekk fii ci Grand Yoff immeuble Enda Grave seen studio Souleymane Ba dalal leen ak jàmm seen beneen numéro seen émission bi nga xamante ni moo di gindeeku tàmm ngeen ko chaque 15 jours ca samedi ba ca njëkk nag nuy ñëw fii toog waxtaanee lépp loo xamante ni actualité mujj aju ci wàllu ndaw ñi jeunes yi ñoo xam góor wala jigéen loo xam ne daal gis nañ ko mu nekk lu mën a faagaagal sunu nekkin dañ koy indi fii toog waxtaan si ci loolu dañ ciy ànd saa su ne ak ñoo xamante ni seen xel dañ cee màcc lool jëm ci yooyu le wàll tey jii nag li ñu fas yéene waxtaanee mu nekk jamono ji nag lu ëmbee bopp yëpp jaaxal xale yi jaaxal mag ñi jaaxal ñi nga xamante ni ñu di waajur yi surtout muy wàllum sàcc xale yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko waaye it wàllum sàkku bi nga xamante ni ñi ngi ko ci boole ci mbir yooyu la mu nekk loo xamante ni moom dund nañ ko ci bu yàggul dara ak géej waaye xale ba nga xamante ni moom lañ fa sàkku te amul sax lu toll ci juróomi at ci la toll ñu sàkk ko yàq àddunaam yàq lu bari ci dundam loolu nag tey jii lañ fas yéene waxtaanee ak suñuy invité bokk na ci ñi ciy dalal ñi di waa mouvement bi di touche pas à ma sœur ki leen fi teewal nag di Rengo Faya di coordonnateur bi ak ñi nga xamante ni ñooy di association protégeons l'enfant waa APE ki leen fi dalal di Oumar Diallo moom bokk ci commission culturelle dañuy tàmbalee ak ki nga xamante ni moo di Rengo Faya di coordonnateur bu touche pas à ma sœur bàyyi ko mu nuyoo ak suñuy invité. asalaamaaleykum maam Sey maa lay nuyu di la sant di kontaan si invitation bi donc nga may ma tuuti ma jaale leen journaliste bu mag bi génn àdduna di Amadou Mbaye Loum donc ñu ngi koy jaale famille am si turu touche pas à ma sœur ak takk der yi gendarme Massayer Diop bi àndoon ak cortège ak Ousmane Tanor Dieng bi te mu décédé si liggéeyam donc di ñaawlu tamit accident yi di woo chauffeur yi beaucoup plus de vigilance di nuyu tamit Omzo sama co-débatteur merci. jërëjëf Rengo di la jaajëfal yow it di jaajëfal ci teew bi saa su ne heure bu leen soxlaa gis nañ seen disponibilité da ngeen di ñëw wuy suñu toog ak ñun waxtaan ak ñun jox ñu information yi nga xamante ni moom lañ soxla di nuyu it ki nga xamante ni moo di Oumar Diop alias Omzo Oumar Diallo. Oumar Diop Omzo mu fi jógee léegi dafa ma sonal moo tax foog ma koy may juum ci ay mbiram Oumar Diallo alias Omzo nuyu na la. waaw ñu ngi lay fay asalaamaaleykum Afia FM asalaamaaleykum 93.0 asalaamaaleykum Mame Say. asalaamaaleykum waa APE asalaamaaleykum waa Cambérène Sénégal around the world waaw maa ngi fi teew comme président de la commission culturelle au niveau de APE comme sama copain Rengo ni mu ko waxee mi ngi jaale journaliste bi Jean Passe. di rafetlu invitation bi di wax rafetlu aussi émission bi gindeeku doon na lu am solo ça concerne tous les Sénégalais. et particulièrement les jeunes parce que ñoom tax a toog comme ay ndaw lan comme ñoom yaakaar naa lépp loo xamante ni ay jafe-jafe la yu aju ci ndaw yi daf ñuy concerner nous tous moo tax chaque fois dañuy juger nécessaire toog waxtaan ci ak ñoom tey nag li ñuy waxtaanee wax naa ko mooy kidnapping yeeg viol yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko jamono ji ci loolu am na loo xamante ni def nañ ko ci mbedd mi mooy seeti askan wi ñoom ñu wax ñu lan leen xalaat ci cas de viol yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fan yi dañuy dem déglu ñoom askan wi leen xalaat ci viol yi. nit ñi teyetuñu seen doom yi yaratuñ leen ci diine yaratuñ leen ci lislaam réglé loowuñ leen tooglowuñ leen ci seen weti ndey am na yoo xam ne boo toogee sa wetu ndey déggal sa ndey di dem fu mu la dem loo di toog fu mu la toogloo am na yoo xam ne du la dal góor ñi tamit dañoo war a moytu ndax lu fi yàq der dafa yomb te nit ñi ñu ngi yàq der ci loo xam ne nii sax du ko jar yow doo ca am lu ko jar sa der di egg foo xam ne say waajur mu di leen naqari say famille di
am lu leen metti te fa yow a egg daal du man eggu fa ku nekk da nga war a moytu di ñaan yàlla nag mu jàppale ñu ndax yàlla rek moo mën a sàmm moo mën a musal nit tamit ndax ndogal fu nekk lay jóge. xam nga kaa bu amee ku nekk da ngay ñod foo mën a sauver sa bopp waaw mais ñun ñi nga xam ne ay xale yu góor yéen ñi ngeen ak xale yu jigéen lañu xam nañu li am si dëkk bi mais boo déggee ñuy wax cas de viol mooy peut-être mineurs yi moo tax ñuy wax ñi nga xam ne bon àgguñ fa tamit xale yi dañuy tere précoce mais quand même man li may ñaan rek moom mooy ñi nga xam ne dañuy def loolu ba ñu jàppale il faut frapper dur. viol yi moom rafetul dara yaa gis sa papa bu la jur sax di la violer sa nijaay bi nga bokkal deret di la violer loolu moom ça ne se fait pas rafetul daa moom di nga gis jigéen boo xamante ne danaan sama morom sol na lii foog ma fu ma jaar damay sol lii sama parents yi nanguñu ma ko jox xaa ma génn dem def naka sudul noonu tamit mooy loolu ak ñoo xamante ni seen yaay yi amuñu moyen xam nga dañ naan foog ma dimbali sama yaay mais dimbali bi pour lan dem defi ko lu bon ñëw jël ko jox ko sa yaay loolu moom rafetul wax dëgg yàlla moom rafetul trop. man dama yaakaar ni ci seen waajur yi la parce que tamit da ngay am doom bu doon da nga koo yar bu rafet yor ko yorin bu rafet bu muy dem nga laaj ko foo jëm kon xëy na yooyu mën naa ñàkk mais da ngay nekk ak sa doom bu jógee sol lu bon doo ko wax yow foo jëm bu demee xoole ay góor léegi bu dara xewee ngay naan. góor ñi mais ci lan ñun la ñuy provoqué yow da ngay jóge seen kër sol loo xam ne gars mooy loolu da ngay waaru mais parce que tamit góor mën tawee suuf. jigéen nu mu mënti mel rek solo lu jot sa cër nëbbu ku la gis dina la naw ñun ñii kenn duñu violé ndax ñun dañuy sol lu mat sol lu jot kenn duñu violé. gis nga ku sol lu baax boo koy xool même bu dee sa gel sax di nga ko xool sa bëtu rakk mais boo solee lu bon di xool ah mooy loolu moo tax nag xam nga ñun ci lañ nag waaye jigéen ci lañ quoi. cas de viol yi ça se fait pas ndax yaa gis xale jigéen yoo xam ne ñoo provoqué xale góor yi mais xale góor yi tamit ñoo provoqué xale jigéen yi ndax yaa gis jigéen yoo xam ne ñuy tàggoo jàngi te duñu dem jàng ñu jël seen sac dugal ci ay maillot de bain ànd seen copains yi dem ay plage loolay waral lu ci ëpp daal xale jigéen yi daal ñu leen fiyee surtout minette yi daal. man je sais que affaire bi métti na kaawu viol bi da ngay gis xale yi ndaw ñu leen di yónni guddi bi surtout lumière amul ci dëkk bi amul ci kii ngay yónni ay xale yu ndaw mais dinañ leen violer il faut sécurité bi ñu dolli ko. acca mi ngi noonu muy li nga xamante ni moom la askan wi gis ci cas de viol yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii ci dëkk bi mbokk yi yéen it 88 628 05 05 bi ngeen ko defee bokk si sunu émission yéen ci ngeen bokk wax seen xalaat yi na ngeen gisee li ñuy waxtaanee tey ji 88 628 05 05 ngeen di def Régo dégg nga askan wi liñ xalaat ñoom ku ci nekk na nga gisee d'abord seen gis-gis. ak ku nekk ak sa man moom j'accuse l'État. J'accuse l'État pourquoi. parce que boo seetloo élection yi ba mu passé ba léegi su ma jëlee comme exemple ci commune bu mel ni Grand Yoff donc courant yi lampe yi dafa commencé couper dañ ko couper xaw ma ndax dañu nekk ci bataille politique bi ñu ci impliqué xaw ma nu mu demee noonu mais secteur boo gis lampe yi bu fa tàkkul donc insécurité bi moom moo fay reñ. pourtant am na daam bu ko wax ni dëkk bi dafa lëndëm. très bien man dégg naa sax ku naan parents yi la mais man du ma accuser parents yi parce que boo jëlee exemple ci benn parent bi nga xamante ne par exemple benn mère de famille bon jëkkëram ay amam demeewul noonu mu bëgg jàppale jëkkëram par exemple muy xëy 4 heures à 5 heures du matin di dem jaay fële sa marché poisson donc kooku noonu day indi lu mu def ci kër gi alors kooku noonu bu dara dalee moom ci diggante bi donc mënuloo ne moom moo fautif parce que foog mu dem uti dara pour xale yi mën a lekk. d'accord Omzo dégg nga askan wi ni gisee li nga xamante ni moo di dal xale yi yow sa gis-gis en tant que protecteur des enfants. waaw d'abord permettez-moi de présenter l'association APE qui a été créée en 2010 ba léegi ñu ngi yëngu ci volet social pour les tranches d'âge de l'enfant de 0 à 24 ans. Pourquoi 0 à 24 ans parce que dafa am section petite enfance mooy 0 à 4 ans. am beneen section bi nga xamante ne de 5 à 16 ans la muy formation éducation loisir culture am beneen volet bi nga xamante ne c'est de 17 à 24 ans muy réinsertion sociale léegi man question bi lu ma siy wax man j'avoue que c'est la famille d'abord parce que pour man éducation de base ñun bañ nekkee xale am na yoo xamante ne léegi booy ñu ngi koy def ñu sax ñu ko woon def parce que dañu éduquer woon suñu biir kër yi pour man xale bi am na noo koy sensibiliser noo koy tàggatee
ba ëllëg li mu war a def dina si xalaat ay waajuram pour mu redresser wu. man loolu lay xalaat avant état bi di ñëw parce que état bi day jël beneen posture lay jël. day jël beneen posture bi nga xam ne dafa grandiose. mais base bi pour man c'est la famille. sont les parents surtout. D'accord. Parce que ici je constate dafa am fuite de responsabilité. si lu bëri parents yi dañuy daw seen responsabilité dem uti loo lekk terewul nga bañ a yar sa doom. waaw dem uti loo lekk terewul nga bañ a yar sa doom. sa doom am na si no nga koy tegee di nga dem uti loo lekk gaa jox ko boo ñëwaatee fekkaat ko sur place pour man ci famille bi la d'abord c'est la base. waaw. Et peut-être la plupart du temps dañu gis ni parents la manière dont ils parlent avec leurs enfants lan xamul xale bi ban heure laa war a mën a wax ak moom dëgg la da ngay yeew fajar amoo temps te waxtaan ak xale bi mais boo wàccee benn 5 minutes rengo bi ngay jël waxtaan ak sa doom yaakaar naa tamit loolu du wàññi dara parent bi. donc pour éclaircir hein, donc côté bu ma doon waxee moom mooy viol bu ñuy wax ak kii bi enlèvement yi nga wax pour xale yi donc côté boobu laa doon waxee moo tax ma ne lamp yi mais parents yi donc pour ñu mën a éduquer seen ay njaboot donc par exemple bu fekkante ne da ngay xëy liggéey amuloo jànk par exemple jëkkër ji xëy na liggéey jabar ji xëy liggéey donc kooku noonu par exemple sa sœur wala sa frère ngay bàyyi xale yi léegi boo ñëwee par exemple nga fekk fa benn kaaw inceste sa frère violé xale bi su boobaa par exemple kan ngay accuser sa frère la. mais xale bi war nga mën a wax ak moom noo xamante ni ne ko tonton diw bu mu la defee lii bañal bu la naree laal fii bañal bu la naree wax lii bañal wooteel xam nga xale yooyu da nga koy tàggat ci yooyu ba mu mën ci habitué wu ba ku ko def pas nga pousser ko pour muy wax tonton diw waaw sa doom da nga ko war a tàggat si par exemple sa tubéy bul ko kenn laal bu la kenn def lii ku la woo ne la kaay bale mais xale bi mën na jàpp comme tonton diw ci kër gi la dëkk rek moom mën naa ko bàyyi boo nekk ña nekk ca mbedd ma te neewoo ko ñu nekk ci kër gi danaa yaakaar ni xam nga xale la loo ko waxul xamu ko mais boo koy jàngal bul tudd tur wala nga ne tonton diw par exemple côté boobu laay waxee quoi d'accord waaw boo ko ne par exemple ku la woo kaay baleel ma sa nekk wala ku la yónni boutique ba boo ñëwee même bu desee weccet sax bu ko nangu bu la koy may bañal donc kaay gars yi bëri si yooyu noonu la ñuy profité dañ lay woo yónni la nga ñëw ñu ne la kaay ma may la 100 francs kaay ma may la lii dugal la si néeg def la lu ñu lay def ba pare dem abandonné la comme ni ma xew fële Géejawaay donc xam naa nañ si ñëw si kanam li xew Géejawaay tamit si la ñuy gën a wax parce que foofu gis na négligence parent Omzo yéen ñi nga xamante ni yéenay nekk ci wàllum xale yi bàyyi xale muy traîner ba timis passé nga naan dafa demoon fii ak dafa demoon faa franchement loolu tamit c'est à décrier quand même. Non, c'est à décrier. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais si on revient au thème, par exemple, kidnapping. Boo déggee le mot kidnapping étymologiquement, kid, ça veut dire enfant. Enfant, ouais. Napping, ça veut dire saisir. kon kan la ñuy saisir xale yi la ñuy saisir. mais xale yi est-ce que dinañ la mës nga gis kuñ fekk biir këram Médina wala si ville. jéem ko kidnappé amul. ñi ñuy kidnappé mooy ñi nekk si banlieue ba ñi désespéré. ñi nga xamante ne à chaque fois ñoom ñi ngi fo si mbedd bi ñooñu la ñuy kidnappé parce que ki lay kidnappé da lay suivre du ñëw d'un seul coup rek këf la yóbbu non non day xam sa heure de sortie xam sa heure de rentrée même ki lay sàcc en général ku la jege lay nekk foofu nag da ngay sensibiliser et la femme et le papa et la famille et l'enfant waaw ñooñu ngay sensibiliser ñooñu boo leen sensibiliser tàggat leen si ay valeurs yi nga xamante ne dinañ ci ancré ñooñu doo leen kidnappé te doo leen wax lu leen yëngal tey sa doom bu fekkee da nga ko ne juróom yi bu ma la ko mayee dalay lakk man rek maa am droit may la juróom keneen amul droit may la juróom boo jëlee juróomi keneen dalay lakk nga tàggat ko si loolu boo ko tàllee juróom xëy na mën na yuuxu mais foofu la ñuy wax à chaque fois base bi c'est la famille man loolu laay wax. mais gars yi dafa mel ni comprendre na ni léegi xale yi xaalis tiitalatu leen moo tax dañ leen di këf mooy saisir bi nga wax dañuy jël xale yi sans seen consentement sans pour autant jox leen xaalis parce que la plupart des cas da ngay ñëw rek jël xale bi yóbbu ko foo xamante ni xamu ko def ko li nga koy def sànni kon cela veut dire ce n'est plus xaalis bi mooy yóbbu xale yi mais manque de sécurité ci xale yi ci boppam moom moo am par rapport ak banlieue boobu nga wax aussi mais xale yi tout le temps mënoo leen di tëj quand même il faut que ñu jàngi. waaw loolu la wax ma ne droit de regard boobu noonu kii dem naan dalay kidnappé daf la xam day xam heure bi ngay génn heure bi ngay wàcc wala yan heure fréquemment la xale yi di toog si mbedd bi mu leen muy jéem a jouer si heure boobu noonu pour mën a def li muy def man foofu laay waxee surtout quoi ñi nga xamante ni dañ leen laisser faire laisser aller tey boo demee Pikine
ginnaaw raay Géejawaay. fa la ëppee. doo dem si town bi ay Médina Almadies Sacré-Cœur ñooñu les enfants sont bien équipés tëju. te ñi nga am éducation dëgg la question de moyen la aussi. waaw dëgg la question de moyen mi ngi si. waaye ñun amuñ moyen waaye am nañ ay stratégies yi nga xamante ne mën na génnee xale bi. nekkul dañ koy tëj rek parce que aspect loisir dafa bokk si xale bi. loisir épanouissement dafa bokk si xale bi sànq ba ñuy ñëw am na ko mu si doon waxtaanal loolu xale bi nag waroo ko jox mu abus bu fekkee da si abuser rek mën na am leneen lu mu ko jural. mais dafa am benn cadre de vie bi nga xamante ne war na ko mën def dara si boppam pour mu xam ne lii bu ko defee am na lu ko siy fekk. waaw man foofu laay waxee. waaw mais xam nga comme ni mu ko waxee moom mais du ma mun d'accord ak moom côté boobu noonu comme Médina bu ñuy wax par exemple Médina quartier populaire la. comme banlieue bi. donc kidnapping mun naa ne existé na partout au Sénégal. donc de manière générale. mais xam nga xale bii ni tam boo xoolee yaay ji dañ ko yónni woon pain fataaya mu ànd ak benn cousin am donc ba muy dem si yoon bi la ko Samba Boy bi dogaale. mais en fait c'est ça qui me dérange yenn heure yi timis passé ngay yónni xale boo xamante ni elle n'a que 5 ans. c'est ça mon problème. bon xam nga par exemple bu fekkante ne kii bi xamuñu exact tamit kuy jaay pain fataaya bi ndax si buntu këram la nekk ou pas mais xam naa ne moom warul sori seen kër. parce que pourquoi mu yónni ko heure boobu noonu soriwul seen kër. et d'après les explications am na fu muy waxee ba naan da doon jéggi tali. kon cela veut dire am na tuuti distance. déjà danger baa ngi noonu. am na boo demee si banlieue bi de même que Grand Yoff fii nii am na boo taxee fii si tali bi nii am na kër yoo xamante ne si wet tali bi lay nekk. xam nga dañoo nekk kii yoo xamante ne ay baay la woon temps bu njëkk ba ay baay. donc nekkul kii yoo xamante ne dañ ko lotissé normal. après lañ ñëw nag autorités yi ñëw. tracé ay tali donc assainissement doog a ñëw ak yeneen. donc bu fekkante ne yow da nga malchance sa kër jàkkaarloo ak tali bi donc moom mooy waral yenn yu mel noonu donc xale bi dafa dem jéggi tali bi dem di jëndi pain fataaya alors que waaj Samba Boy bi ñëw yónni cousin am bi. donc ba mu yónniwee cousin am ci la enlevé xale bi yóbbu ko ci benn tabax. def ko acte barbare boobu. muy nekk loo xamante ne touche pas à ma ñaawlu na ko trop. d'ailleurs plainte bi sax président Ismaël Kane moom moo ko déposé woon. jël xale bi tamit en charge. donc frais yëpp touche pas à ma moom moo ko def. ci président moom sax la ñuy ñëw parce que mi ngi nii di ma envoyé message comme quoi par exemple comme Omzo li mu wax ni affaire yi la plupart du temps ci banlieue bi leen koy gis mais comme li la Rengo wax rek da ngay gis tamit. ci par exemple ci quartier yëpp c'est un peu partout maintenant parce que mi ngi expliqué naa xam naa après moom bu fi teewee dinañ waxtaan ci statistiques yoo xamante ni am na ko par rapport ak cas de kidnapping yeeg enlèvement yeeg viol yi fan la gën a bareek fan la gën a kiiwee mais pour te dire que xale yi ils sont partout peut-être dañuy cibler banlieue ni fa la ëppee mais quand même il faut reconnaître que ni xale yi fépp lan leen di defee ñaawteef yooyu et récemment si vous suivez bien l'actualité am na benn ab xaaral kon ñu jël kii ni ku nekk ci ligne bi d'abord allo mbokk mi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñoo ngi fi rek nu tudd ak fooy wootee. madame Sow la kan Sekou Mbalo. d'accord ñi ngi lay déglu madame noo gisee suñu thème ak lan nga ci xalaat. waaw maa ngi wax ci Rengo Faya. mu nekk dëkkandoo bu baax ci ñun. jàppale suñu njaboot. wax dëgg fa yàlla ci li mu dugg nii doom ci duggee ba tey gis nañ ci avancement. merci gis ci itam loo xamante ni mu ngi dimbali surtout ñun jigéen ñi. ak suñu njaboot. thème bi nag ñu ngi nii toog di ko déglu. am na solo trop te dafa bari daal léegi dafa bari trop yéen en tant que mère ban sentiment ngeen am ci maman yi nga xamante ni seen doom yi amuñu benn surveillance ci ñoom. ah bu fragile comme ni ko kii ma toogal di waxee nii rek. bu fragile bu doy waar. parce que comme ni ngeen ko waxee nii yónneentu bu noonu ñun fi lañ ko fekk wax dëgg fa yàlla. ñun ñi dañu daan yónni suñuy parents dañu daan yónni. ñu dem ñëw mais booba li xew nii amutoon. nga daan yónni nga dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm. comme ni ko Rengo waxee nga dëkk ci kaw tali bi yónni sa doom en face. ayul war na mën a dem ci jàmm ñëwaat. mais Samba Allaar bi wala Samba Boy bi mu ngi taxaw di am leneen moom tam lu mu ci bëgg. kooku doy na waar trop sax trop. mais quand même maman yenn heures yi war nañ ba éviter di yónni xale yi ñuy génn. non bokkuñu yenn heures yi moom duñ koy sax di def. mais léegi da nga koy gis bëccëg bi lay doon.
wala suba gi waaw dégg nga kii ni mu koy waxee nee na day dem ba xam emploi du temps bi parce que ku dem ba heure école maanaam bëccëg la kenn du jàngi guddi. dëgg la. bëccëg léegi nga dem taxaw si buntu école xale bi kooku narul jàmm. dëgg la. bëccëg bi nga taxaw si buntu kër yi wala si buntu boutique yi kooku aussi narul jàmm xam na bu baax li muy def. kon xam nga waxatuñu léegi guddi. léegi xaaratuñu guddi wax dëgg fa yàlla. dëgg la. aussi li ma dégg ñu ne ci banlieue yi léegi dafa wër fépp dootu ci banlieue yi kese. léegi fépp la parce que ñun ñii nekk ci biir camp bi temps yële ma dégg ñu ne soxna soosu di yónnee di joxe ay 7000 xaw ma 6000. soriwuñu presque ci suñu buntu camp bi la kon xam nga loolu doy na waar. dëgg la. ñun tam ñu nekk ci biir camp yi sax amatuñu léegi jàmm. comme bu taxawee ci buntu camp bi nga ne sa doom demal nga jàngi wala kaay ma yónni la alors que moom mi ngi ci buntu camp bi ñun xamatuñu sax léegi naka la ñuy def. kon foofu la doy waar weesoo wala mu rawee fa sax. kon mënatuma d'accord daal banlieue yi léegi ñu ngi partout. dëgg la. léegi laa gis ci internet bi aussi Touba benn xale de 5 ans bu ñu égorgé noonu. c'est vrai tey gis nga voilà. sànq laa si jot kon xam nga ñun daal ñun njabooti ñu muccatuñu fenn. dëgg la. bu dee waa sama naataango yi toog ñu ngi kii ñoom jatu ñoom Jean Rengo Faya dina leen xàmmee. ñu ngi koy déglu fi ngeen teg thème bi tey moom wax dëgg fa yàlla am na solo am na solo. jërëjëf am na solo bu ngeen ci mënee tam jàpp ci rek ñun maman yi. ñu ngeen ñuy kiyee xaaral ma paas la sama dëkkandoo yi. ñu xaw si kii tuuti waa. d'accord di leen jaajëfal rek di jaajëfal suñu coordinateur bi. jaajëf. ok merci beaucoup. allez merci maman. Allô allô oui maman naka mu. ah ça va bien man la Jeanne. Jeanne comment vous allez. ça va bien merci. en fait yaa ngi déglu seen émission par rapport ak suñu thème bi ñu développé tey. d'accord thème bi kay am na solo. waaw ñu ngi gërëm Nguur Faye. ñu ngi koy ñaanal yàlla. yàlla fu mu teg tànk noonu yàlla na ko jural lu bëri. amiin. waaw parce que dëggal nañu moom xebul kenn. du mag du xale. foo ko woowee ji. mu bàyyi yëfu yaayam ñëw wuyu ñu. ñu ngi koy gërëm di ko sant. lu mu sumb ni yàlla na ko jool njiglaayam. yaayam fekke ko lekk ci njëriñam. ak ay rakkom. ak mboolem jullit. ñu ngi koy ñaanal lu wér. lu góorgóorlu fu mu ci bàyyi loxom. yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram. waaw ñun nag ñu ngi koy ñaanal bu baax bu mu ci bàyyi. ñu ngi ci ginnaawam bu soobee yàlla. jërëjëf. waaw thème bi nag am na solo bu baax. waaw yàlla baax na. jërëjëf maman. waaw nañu xam def attention rek muy góor muy jigéen. muy rakk muy nijaay muy lépp. parce que doo yor doom bi nga yar ko ba pare ci biir kër gi. nga ëlbati nga def ko naka su dul noonu. yow sax war nga kaa mën a seexlu. waaw daw na yaram trop. jërëjëf. waaw dañoo xam ne léegi monde bi léegi dafa jaxasoo. trop parce que ku la dem ba topp la ba jàpp la même pour heure. parce que dafa xam sa emploi du temps yow mi nekk élève. man noonu naa ko mën a waxee. heure bi ngay génn heure bi ngay am cours ak heure bi ngay wàcc. heure boobu rek la mën a téye. waaw en dehors de ça nag mu doon leneen encore. kenn mënul daal expliquer naka la. yàlla nu yàlla sàmmal rek. waaw te ñu ngi rafetal émission bi bu baax. amiin merci merci beaucoup. d'accord merci beaucoup. allez merci beaucoup maman. ok ñu leen di jaajëfal ñoom suñuy auditrices yooyu toog di ñuy déglu di si ay maman yaakaar naa ñoom ñi ngi déglu li ñuy wax ñooñu ko gën a xam franchement comme képp kuy déglu rek defal comme suñu maman yi nii ñu def nga def 88 628 05 05 yow it nga dugg wax sa xalaat ci thème bi nga xamante ni tey jii moom la ñuy développé muy enlèvement yi ak cas de viol yi nga xamante ni nete nañ ko fàttali nañ ko sax ñoom seen bopp mooy xale bi nga xamante ni moom la ñu égorgé tey jii Touba mu nekk loo xamante ni tamit lu doy waar la en fait de compte dootoo comprendre xale yi dañ leen di kidnapper pour violer leen ñii ñu leen di kidnapper pour rey leen doo comprendre en fait affaire bi nan la mujj demee. doy na waar trop donc nga may ma jaajëfal sa siste yooyu noonu. donc ñu baax lañu ñu ñoo bokk dëkk fële sa Camp Sékou Barlo. mais pour répondre tamit si sa question je pense que cas yu mel noonu mooy comme ni ma ko waxee sànq rek j'accuse l'État directement. toujours c'est l'État parce que l'État moom moo war a ni ñu koy waxatee sax moom moo war a sàmm sécurité et des biens des personnes. donc bu ko deful rek day mujj comment dirais-je day mujj fële feneen.
par exemple comme ni ma ko waxee sànq lampe yi coupure d'électricité bi mais xam nga par exemple comme ni ma ko waxee sànq nga xëy liggéey bàyyi sa njaboot si kër ga comprendre bàyyi leen si biir kër yi donc ñu génn guddi samba booy ab samba booy ñëw doxaale leen jàpp dem yóbbu égorgé ñu jàpp waa ji yóbbu ko par exemple mu def fa benn 24 heures lay def ay mbokkam dem jaar ci suuf indi ko benn këyit waaw ñëw ñu ne dafa dof donc boo xoolee kaawu viol yi nii ak écorche bi ngay wax yu si bëri noonu lay mujjee donc nit ki bu ñu demee garde à vue lañ koy demee lijjanti ay papier ñëw ñu ne kii dafa dof nañ ko bàyyi alors que c'est faux gis nga Mame Seye nañu bàyyi affaire de naafékisme bi quoi yi nga Sénégal dafa am lenn lu fi nekk da ngay gis non dëgg bu jotee dañ koy wax quoi parfois da ngay gis benn brode bu nekk si koñ xam nga téye si bon bi di tux donc day tux benn jour rek laa wax de lay plané rek waa këram ne dafa dof yóbbu ko ñu utal ko këyitu dof mu jël këyit bi def ko si poosam donc xam na ne am na këyit bi léegi loolu moo koy permettre léegi day def ay njombeem saa bu ko neexee alors bu ñu ko jàppee yóbbu ko police garde à vue 1 jour 2 jours ñu ñëw indi këyit bi non kii dafa dof ñu baat ko mu nekkaat si dëkk bi di def lu ko neex il faut que médecin ñu tàggat leen bien vrai que dañu waat am na si ñu baax mais am na si ñu bon donc gars yi nañu xool bu ñuy joxe papier ñu xool ñu ngi koy jox parce que dof pour man du sàkku xale ba naan da koy égorger wala mu koy violer dof tal na leneen quoi lu dul ay out plaisir wala ay affaire de sacrifice waaw vraiment yaakaar naa dof moom ku àndut ak xelam moom yaakaar naa xamul bànneex wala plaisir Omzo dëgg la waaw li mu wax nii dafa am solo dama siy revenir comme li mu wax si côté revoir le code pénal des enfants dëgg la kuñ fi violé wala ñu def la nag su dul noonu dañ la war a topp dañ la war a topp teg la daan yi ñu si war a daan mais certes am na ay daan sax mais comme li ko président Ismaïla Kambi di waxee dañu war a durcir les daan dafa yomb aussi dañ ko war a revoir parce que dafa yomb ñu violé sa doom yow moo nekk nga am nekk naqar moom ay 2 mois 3 mois nga lijjantil ko benn kayit ñu génne naan kayitu dof la c'est anormal loolu dañ ko war a xoolaat bu baax revoir le code pénal aussi bu ñu mënee installer des commissariats de protecteurs des enfants ñu def ko pourquoi pas parce que tamit enfant tranche d'âge la bu am solo si état mais Omzo c'est vrai am na loo xamante ne état moo ko war a mën a def mais it heureusement y a des jeunes engagés comme vous APE yéen a nekk ci koñ yi am na loo xamante ne yéen seen touche la ngeen war ko mën apporter pour la protection des enfants waaw loolu récemment ñu ngi si projet boobu noonu chaque semaine dañuy def benn rubrique bu tudd Parlons Enfance suñ cible mooy sensibiliser 200 familles sur la protection et la nutrition loolu dañ koy def chaque semaine dañuy répétitif décentraliser ko aussi les femmes de ménage les papas de ménage la famille aussi dañ leen di sensibiliser loolu dañuy dem chaque localité def fa loolu au moins bu ñu génnee si localité boobu suñ cible mooy 200 familles 200 familles waaw dinañ leen mën a sensibiliser loolu mooy suñ cible ñu jël ki nekk ci ligne bi allo mbokk mi allo salaamaaleykum waaleykum salaam Mame Seye maa ngi lay nuyu man la Mame Seye bu Paradis Road. ok mami ci loo nekk. ça va bien merci. yaa ngi si jàmm. ça va maa ngi si jàmm. ndam naa la trop. ok mami noo gisee suñu thème tey ak ban xalaat nga ci am. waa thème bi am na solo lool macha allah. man dama gis ne dëkk bi yëpp yi daw dafa yomb. Sénégal fii dañuy teg seeni loi mais duñ ko appliqué. c'est vrai. parce que buñ ko doon appliqué. bu ñu déggee ne am na kenn ku violé nangami at lañ ko tëj wala def nañ ko lii def nañ ko laa kon keneen du sañ di ko defaat mais fii da ngay def li nga def ba pare nit yi di ñëw di ñaan yegg tëdd ay 1 an 2 ans génn bu man dafa yomb torop bu fekkente ne dañoo feebar nañ dem faju ji te ñu bàyyi doomu jàmbur yi tonton saay-saay yaa ngi si dëkk bi grand frère saay-saay yaa ngi si dëkk bi nañ dem faju ji te ñu bàyyi doomu jàmbur yi nañ dem faju ji wala ñu dem takki ji jabar franchement dafa yomb. dëgg la dafa yomb yi ñuy def nii dafay jeexal xol. maa ngi nuyu bu baax sa invité yooyu Rongo Faya. di ko jaajëfal bu baax di nuyu tamit waa touche pas à ma soeur comme que moom ñoom la. di wax ne daal franchement suñu autorités yi war nañ jug. xoolaat seen bopp. parce que néew di doole surtout parce que ñoom ñoo si gën a souffrir. li ñuy dund metti na. donc il faut que ñu xoolaat seeni loi
merci beaucoup. d'accord di ko remercier moom mi nga xamante ne moo di Mamy Faye bu Paradis Pro sama gars yi nam naa leen lu bari j'espère que ñu ngi ci affaire yi réngoo quand même benn parenthèse bu ndaw rek gars yi ñu ngi ci. waaw ñu ngi si donc kaa yi ñuy waxtaanee joué nañ ci ay film yu bëri donc di ñaax askan bi ku dem YouTube tapé Paradis Pro TV di nga gis ay 5 millions de vues. d'accord ñu leen di jaajëfal ñoom gars yi ñëpp Bakinto Weuz Aliou voilà ñu ngi leen di jaajëfal di leen màggal te di leen wax bon courage et ça ira inchallah Omzo dafa am ci lu mu nekkoon sànq par rapport ak mu ni xale yi ñi leen di xam ñi leen di jàpp en général dañ leen di xam parce que dañ leen di traquer topp leen xam seen emploi du temps comme ni ko sunu maman yi waxee mu am loo xamante ni defoon nañ ko maanaam si école yi ñii di jàngale yenn mesure lañ jël ñoom tamit ngir mën a sàmm xale yi ci buñ wàccee wala bu nekkee ci biir l'école yi ki ñu ko defal mooy sunu naataango bi di Yvette Betty Mendy ñu déglu reportage am ñëwaat. ñu toll ci waxtu récréation l'école bi xumb lool xale yi di tëbaka dal di daw di génn di dugg fu ne waaye ñii di leen jàngal teggiw ñu seen gët benn yoon ci yooyu le tout tànk ñu ngi fii ci l'école Les Merveilles madame Ndiaye moo yor grande section bi. en fait xale yi je me dis que dama am ay doom xale yi samay doom lañu comme ni ma jàppee sama doom noonu laa leen di mën a jàppee kaf ak ñoom reetaan ak ñoom jàngal leen dina surtout nag mu am sens d'écoute di déglu leen maître di déglu question de conseil yi ma leen di préconiser pour ñu xam qu'est-ce que c'est que la. ci guddi yi ñu toll nag mbirum sàccum gone mel ni tulleeg màlli ci mbeddu Ndakaaru yi ba tax na ci école Les Merveilles ñoom amal nañu ab campagne ngir ñaax xale yi ak i waajur yi waaye itam jàngal xale yi ani nan la ñuy def rek ba aar seen bopp ak fu ñu mënti toll madame Sall ak madame Ndiaye di ñu ci wax. ak def nañ fi campagne sensibiliser nañ xale yi sunu directeur bi dem na classe yëpp waxtaan ak xale yi pour wax leen ni dafa am ay affaire kidnapping sàcc xale yooyu pour ñu jéem a ragal ñu ngi ci ñaxtu xale yi depuis boobu ba léegi. bu leen waxal koo leen xam ku leen woo kaay ma yónni la fii ma may la 25 wala kaay ma may leen bonbon kaay jël tawal soo amee possibilité laaxatu ci beneen nit pour beneen nit ci protéger la nga def ko te ñuy wax seen yaay aussi ñu leen di surveiller. madame Ndiaye di xamle ni yenn ci ay waajur duñu faral di gunge wala bokk di jël ci seeni doom bu waxtu waa ci jotee li ni mel tax sax ba ñoom ñii di maîtresse yi yenn saa dañuy yendu l'école ak gone yi nga xam ne kenn jël siw leen. loolu moom li ma leen di conseiller même école bu nekkee à 2 pas d'état bi ko fay un effort nga dugg sa doom ci biir école nga dugg ci classe nga doogaa demaat defaat sa yeneen occupation mais ñoom ku ñu gis muy dëkk ci wetu école wala muy jàng ci école ñu bokk koñ dañ koy battale te loolu c'est pas normal dañuy xaar ba 15 heures mooy pour ci yenn saa yi da nga gis ñaari xale seen parents jël su leen munoo dem bàyyi leen da ngay mujjee toog di bàyyi 15 heures te yaa ngi war a prévoir yooyu say doom ñu war a jàng. sàccum gone nag ñu nemmee ko bu baax guddi yi ñu toll ci mbeddu Ndakaaru yi ba tax na yenn ci ay l'école yu ci mel ni Les Merveilles jàngalekat yi ñoom taxaw nañu téem ngir aar yile tuut tànk yu liñ leen dénk jaarale ko ci ay campagne de sensibilisation waaye itam jàngal xale yi buñ di wax ak kenn ku nu xamul te bu nu jege lenn li nga xam ne mën na leen a jural loraange te it rax ci dooli di yeeway jur yi ci gunge ak jëli seen doom saa su ne. mi ngi noonu li nga xamante ni moo di reportage bii di kii di Yvette Betty Mendy defal ñu jëm ci école yi ñoom tamit yenn mesure la ñuy jël waaye nan la ñuy waxee ak xale yi ngir mën leen a sàmm am na loo xamante ni Omzo wax na ko muy yenn saay parents yi dañuy yéex a jël si xale bi négligence parents yi aussi ne woo da koy bañ mais tamit ci la mooy base bi sax parce que enseignant bi tamit responsabilité am na fu mu yem dëgg la mën moo koy jàngal moo koy suivre ci école bi. waaye nag Omzo ñu jël ki nekk ci ligne bi doy continuer allo mbokk mi. allo Mame Seye. waaw sëñ bi. ziar naa la. delloo ziar bu wér kooku. waaye Weuz la bu Paradis Pro. Weuz naxamu. nice waay. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu wér. ñu ngi lay déglu suñu thème tey. waaw maa ngi nuyu ñaar ñi toog foofu noonu ñaar Yirangoo Faya ak naataangoom boobu. Omzo. di leen nuyu bu baax di leen jóge. di wax ne nag mouvement tous avanceurs ci bi muy def liggéey bi muy def am na solo bu baax ba ñun ñi gis nañ suñu bopp ba ñu def lay suñu source d'inspiration danga gën a wax ñu gën a yokk góorgóorlu ñu moom ñu ngi seen ginnaaw ñun lépp loo nga xam te ñoom dinañ ko def ci lu baax bu mënul fës sax ñun dañ ko gën a mën a fësal ci population bi ñun dëgg la waaw di nuyu Ngor Faye moom bu baax a baax coordinateur général bi di ko wax ne nañ gën a liggéey quoi nañ gën a liggéey parce que fi mu teg tànkam foofu la voilà d'accord fi mu teg seen tànk foofu la te nañ gën a joob
tout pas ma sœur romb fii mu nekk nii quoi ñun loolu la ñuy séntu. Inch'Allah. waxuma la Afia FM sax ba canal sax canal woo leen teg leen ci plateau ñuy fësal liggéey bi ñuy liggéey macha allah. incha allah léegi yow par rapport ak lii xew nii en général góor ñi ñoo koy def lan ngay wax sa mbokku góor yi nga xamante ni ñooy def jëf yu ñaaw yi xale yi. waaw xam nga man li ma gën a métti mooy population bi balaa may dee ñu ne dañoo feebar. kenn feebarul li yëf yi maa tey la li ñuy def ñoo ko tey. nga yéen a jëf ji bon yi bu ñu koy def da ngeen war a jàpp ne leen ràpp ci kaso bi nit ñi noppalu ku feebar boo ko tëjee ci kaso bi dina wér. dina wér dañ leen teg ci kaso bi rek mu jeex kenn feebaru si ñoom ñëpp a yem. dëgg la dëgg la ñu koy jaajëfal ok merci beaucoup jaajëf Weuz jaajëf di ko jaajëfal bu baax moom Weuz Omzo. waaw il faut taper dur mais je disais que. côté école. école bi waaw enseignants yi ñoom seen responsable dafa limité. parce que mënuñ jël xale bi jàngal ko ba pare ànd ak moom ba si biir këram. mënuñ ko defal ñëpp. waaw léegi nag parents yi ñoom ñoo war a teg ay moyens yi nga xamante ne seen doom bu wàccee. dina ñëwaat si kër gi. moyens yi nga xamante ne heure bii la wàcc heure bii la war a ñëw. mu am benn surveillance bi dure. si xale yi. bu amul loole dañu sànq. parce que élément yeneen yi destructeurs yi ni ñu koy waxee yi yàq moo bëri. te yooyu ñu ngi si mbedd bi ñu ngi fépp. yenn saa yi dañuy gis parent boo xamante ni sax xale bi midi la am habitude di wàcc day toog ba 13h gisul xale bi au lieu que mu dem da day toog naa waa diw moom tey naaje na de doo dem lijjanti diw moom la moo tax tey mu naaje Ringo mu mel ni parents yi tamit da nga leen di faral waaye franchement man je dis que ni ñoom lépp ñoom la daal état tamit dëgg la état am na ci ay part de responsabilité parce que lu bari tamit moom la defar mbedd yi taal lamp yi surtout maison abandonnée yi nga xamante ni fa la ñuy dugal xale yi ñu raser yëpp toj leen surtout loolu mais tamit yàlla baax na kan moo war a raser toj mais état na jël ay responsabilité très bien parce que benn Ringo Faye du ñëw si koñ ne day toj kër gi dañ ko abandonné dama koy toj donc bu ma ko tojee mën nañu tëj si kaso bi donc état wala préfet daal moom moo war a jël ay responsabilité mais ma ñëw tamit si fléau ñu ñëwaat si fléau bi nga nekk mais xam nga tamit côté école par exemple parfois da ngay gis xale boo xamante ne bu génnee récréation si lañ koy jël def ko lu ñu koy def man mii gis naa si benn cas boo xamante ne xale bi récréation la génn donc waa ji jàpp ko jéggul ko tali bi yóbbu ko si biir cité yi mooy cité Konasab mu ngi jàngee côté yooyu noonu pour bañ a def publicité bañ a tudd turu école bi jàpp ko yóbbu ko ba si rukk bi mu ngi romb ay maçon yi nekkoon foofu di liggéey donc maçon yi ñu ngi naan xale bi lu muy jooy mu ne leen dafa bañ a jàngi te mu ngi sol blouse école am romb fu mu romb na ko ñu école am donc maçon yi waroon nañu am ñoom tamit intelligence ne kii romb na école am waa ji yóbbu ko jël ay jaaru oram ak la mu xaalisam ba pare ba ko fa abandonné ko dem alors yaayam ba mu ko yëgee dem donc maçon yi si boppam ñoom ñoo ko interpellé ne ko waa ji nii la jaar ak dugg na fii génn na fii donc ma ñëwaat si kaaw comme viol bi ñuy wax si école yi donc man am na ay parents yu sàggan moom loolu am na mais parfois tamit day nekk si biir nit ñi par exemple am na benn cas bu ñu indiloon ñun waa Touche pas à ma sœur fële ca Sacré Cœur donc école kii xale bi Sacré Cœur la dëkk mais école kii Point E lay jàngee imagine toi seen gardien ba moo ko jàpp si école bi def ko lu mu koy def ci biir école bi si biir école ba léegi foofu noonu est-ce que parent moom mooy gàddu responsabilité bi mënuñu ne parent am la donc parents yi am na si ñu sàggan mais am na si ñoo xamante ne moom ñu ngi bay seen waar bu baax a baax a baax waaw dëgg la majeure partie nag sama waa ji wallaay sont les parents sa doom noo ko mën a taxalee jaaro or xale bu ndaw ki dem jël jaaro or bi da ko seppi si tant mal d'élèves ne keene jaaro or lay sol xaaral ma xool suba nan laa mën a tegee dil ba récupérer or yi noonu la ñuy defee dañu am benn œil si xale yi loolu nag pour mu am parents yi faaw ñu nangoo sacrifier surveiller xale yi aussi association yi faaw ñu gën a dynamique di sensibiliser xale yi di dem sur le terrain di am li ñu naan méthode de suivi évaluation li nga fa defoon nga ñëw xoolaan ndax loolu ñu ngi koy jëfe wala jëfewuñ ko waaw man si sillage boobu la mais xale juste préciser benn affaire xale am na droit takk jaaro or xale am na droit takk jaaro lamu xaalis donc loolu noonu xale boo gis dafa am droit de l'enfant yow miy yëngu si côté boobu noonu war nga ko mën a xam donc côté sensibilisation bu nga wax Touche pas à ma sœur bu fekkete ne dugg nga Facebook tapé Touche pas à ma sœur di nga gis chaque jour ñun presque chaque jour
ñu ngi ci terrain bi donc mun naa ne tey samedi bi dañuy reposer wu demain dañuy wàccaat sur le terrain di gën a di sensibiliser kii mais xale am na droit fooy am na droit takk jaaro or sol lu ko neex waaw dafa am ay droit am seulement y a des personnes mal intentionnées fi ñuy génn doo ko xam seen i mbir daal mi ngi noonu rek ñoom ñoo yor seen i bonu bopp yaakaar naa les enfants sont des victimes seulement ñoom xamuñu dara ce sont des innocents dañuy ñoom li nekk ci ñoom rek la ñuy wane en fait mais du ñoom di fàtte rek ni mbokk yi yéen seen émission gindeeku seen rajo Afia FM 93.0 ñuy waxtaanee tey wàllum kidnapping ak viol yi nga xamante ni fan yi nemmeeku naka mu tara mu bari lool ci xale yi ban taxawaay la ci waajur yi war a am wala it askan bi seen bopp ban taxawaay lañ ci war a am yéen it mën ngeen def 88 628 05 05 88 628 05 05 ngir ngeen bokk ci bi lay waxtaan wax da ngeen gisee mbir yooyu ñu nemmeeku léegi ci jamono ji dafa am luñ fi soulever aussi muy problème ñi koy def en général dañ naan ay nit yu feebar la mais nit ku feebar la boo ko jàppee bu ko yóbbu kaso yóbbu ko ñu faji ko mais nga ni kii daf feebar ba pare boo ko jëlee jàppee yóbbu ko prison est-ce que c'est pas paradoxal loolu waaw c'est paradoxal loolu xëy na am na lu muy ndurool quoi parce que ku feebar moom dafa war a dem faju yi te en général am na waa ji wax na ko sànq ñu bëri feebaruñ ñoom ñoo bëgg a jouer loolu seen mentalité dañu am benn aspect bi ñu naan fuite de responsabilité ñoom ñoo am na ñoo xamante ne am nañ seen jabar am nañ seen lépp mais loolu moo leen di traverser à l'esprit ñu gis que mu facile ñu dem def ko mais feebaruñ am na ñu bëri ñoo xamante ne feebaruñ mais la plupart tamit ñu ñuy wax dañoo feebar ñooñu bu ñu leen jàppee par exemple ba yóbbu leen ci commissariat moo xam brigade gendarmerie la wala commissariat bi leen yóbbuwee foofu seen mbokk yi ñoom ñooy dem indi kayit ne dafa dof kooku du jàll de ki nga xamante ne dafa am kayit dañ koy bàyyiwaat mu génn c'est ça le problème commissaire bi moom mooy jël donc tuteur am wala ñu ko accompagner ne leen kii yóbbu leen ko par exemple ñu faji ko mais koo xamante ne yow dafay dox normal sol yëre yu rafet nga toog moom di wax ak moom mu lay wax waxu nit donc ñu indi ay kayitam ñëw ne la dafa dof nga bàyyaat ko mu dem à qui la faute je réitère les propos de votre président il a bien dit il faut taper dur il faut taper dur revoir le code pénal avec les juristes ñu xool lan lañ ban suivi lañ war a mën a am ci ku violé lan lañ la war a def c'est facile moom waxuma sax il faut taper dur mais il dit plus il dit dañ ko war a criminaliser et il a raison en fait parce que tamit peine boo xamante ni de 5 à 10 ans la ñoom la ñuy condamné ñi nga xamante ni ñooy def viol la plupart du temps duñ sax purger seen peine xam nga viol moins de 13 ans moom mooy 10 ans mais de 0 à 5 ans bi moom mu ngi commencé di ngand ci réew mi donc loolu noonu touche pas à ma sœur tamit ñu ngi ciy jox jéego bu am solo donc ñu ngi seeti kilifa diine pour suñu projet de loi refus de paternité bi mais dañ ci bëgg boolewaale tamit viol de 0 à 5 ans comme ni nga ko waxee dañ ko bëgg criminaliser léegi képp ku violé ti xale boo xamante ne bu fekkante ne projet de loi bi dugg na ku violé xale boo xamante ne de 0 à 5 ans la donc dañ lay yóbbu assise fu ñuy attee reykatu nit yi waaw su boobaa dinañ la teg ay daan yu saf-saf donc bés buñ ko dugalee loolu bu boobaa dina wàññeeku donc état bi tamit warul toog tamit di xaar Macky Sall laa waxal président de la République warul toog di xaar mu ngi gis fléau boobu mu ngi jug moom mooy le premier personne le plus informé ici au Sénégal donc moom war na mun woo député yi parce que moom moo yor majorité assemblée bi war na leen woo ñu dugal projet de loi boobu noonu de 0 à 5 ans képp ku ko violé te ñu ne la ràpp ci kaso bi yóbbu la assise nationale ne la ràpp ci kaso bi tëj la maximum man nag foofu laay nangoo responsabilité état Omzo état ci loolu lañ koy xaar pour mu jug bu baax ci sanction yi par rapport ak député yi seen projet de loi bi ñu xoolaat ko réadapté ko ba nga xamante ni benn nit dootul oseti def acte yu ni mel ci xale yi. d'accord je suis d'accord foofu mais dama ne avant état c'est la base d'abord c'est la famille. non la famille moom c'est primordial ñoom ñoo nekk ci kaw. léegi nag famille moom wax na ko sànq am na ñoo xam ne dañu sàggan dëkk bu ndóol bi yow mi boo takkee jaaro or génn fii amaana ñu agressé la. mag billaay mag sax dañ lay agressé. waaw léegi yow nga jël sa xale xam nga ne la situation sociale bu nekk ci dëkk bi la pauvreté l'extrême pauvreté bu nekk ci dëkk bi ngay takkal sa doom jaaro or mais dañ koy jël. amaana sax dafa dem ba nekk en fait genre habitude xale bu juddoo rek Sénégal li ñu njëkk a def mooy dañ lay takkal jaaro or. très bien moom mooy kidnapping bi mais c'est pas méchant quand même. c'est pas méchant mais c'est la réalité fii nii nit ñi ñoo pauvre. kooku no maire bi ñuy wax sànq nekk indi xale mu jox la 7000 kooku dafa nee na day am lu muy fajoo moo tax muy def loolu dafa pauvre
c'est la moo tax pauvreté mu jaral ko mi sàcc ay doomu jaam non du kooku yóbbu. dafa feebar man femme boobu déglu naa audio bi si WhatsApp mais kooku non kooku dañ ko war a yóbbu dem faji ji ko kooku wax ku feebar rek la wax si kii bi. ah mais c'est l'extrême pauvreté c'est l'extrême pauvreté kooku nag moo fi nekk. en fait bu bëggee jël affaire résumé ko ci pauvreté rek on n'aura jamais de solution. Jamais parce que de pauvreté bi kenn xamul kañ la fiy jóg. dëgg la du am solution mais dama ne daa am base bi lu tax nit ñi di ko def après ngay jéem préconiser ay solution état day ñëw dernière position am na naan quand l'état est faible il nous écrase quand l'état est faible nous périssons quand il est fort il nous écrase. état day ñëw à chaque fois dernière position. mais dafa am base bi li koy doxal mooy nit ñi nekk ci biir société bi. ñoom ñooy doxal société bi. par des sensibilisations nit ñi di leen sensibiliser ndaw ñi sensibiliser famille bi parents yi ak yaay yi. boo defee loolu ba pare nag ba réussir état boobu après nag nga ne état kat sama koñ bii day koy taal nay leer. xale yi nii nañ bu ñu xiifee nañ lekk bu ñu feebaroo nañ faju état foofu la mën a intervenir mais du la ñëw di la sensibiliser di la yaral say doom man loolu laa wax. effectivement loolu noonu côté boobu noonu dinaa ko nangu mais xam nga nangu nañ ne état ne peut tout faire kooku nangu nañ ko loolu moom état mënul def lépp mais par exemple Samba Boy bi nga xamante ne day ñëw ne dama pauvre war na tax nga jaay sa ngor ne da ngay agressé ah ça ne se fait pas amul constitution Sénégal fu ñu def ne xale warul takk bling bling amul donc sa doom la yow yaa ko yar donc war nga ko mun takkal lu la neex voilà mais nit ki si boppam moom moo war a mun yar boppam comme ni nga ko waxee moom mooy tàggat boppam yar boppam xam ne dama ñàkk nii dafa ndóol crise mondiale bi ñëpp la laal donc man damay yaru ma xam fu may teg samay tànk mais xamoo say devoir ba pare nga bëgg état bi defaral la say devoir non ça loolu moom man du ma ko mën a accepter quoi donc balaa état di def ay devoir am yow yaa def say devoir ba pare par rapport ak pauvreté sax dañuy gis xale yoo xamante ni seen si famille yu baax la ñuy bokk famille yoo xamante ni macha allah manqué wuñ dara mais seen en fait jikko la ñoom ñoo bëgg mel ni ñu mel génn ci mbedd mi di agressé di nangu alalu jàmbur di def yoo xamante ni nag su moo tax man su ñu wax pauvreté certes benn côté mën nañ ko nangu mais franchement la majeure partie du temps man du ma jël pauvreté comme motif ku ci nekk nag ak sa xalaat bi nga ci am ku nekk ak ni ngay gisee affaire yi di fàttali rek ni yéen a ngi seen rajo Afia FM ñuy wéy ba tey seen émission bi nga xamante ni moo di Giddeeku tey li ñuy waxtaanee moo di cas de viol yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko jamono ji ak enlèvement yi ci xale yi viol yi nag ñu ngi naan xale yi waaye yemul donc ci xale yi mag ñi sax léegi dañ leen di violer franchement mu nekk loo xamante ni lu doy waar la 88 628 05 05 mooy numéro bi yéen mbokk yi ngeen mën a dugg woote waxtaan wax seen xalaat li ngeen gis ci li nga xamante ni moo di thème tey bi sama gars yi moo mel ni il ne nous reste que 10 minutes seulement ñu ñëw ci ñi nga xamante ni sàmbare ñi ngi wax parents yi mais ñi nga xamante ni tey ñooy def mbir yi auteurs yi les auteurs de ces viols là tey ñoom ban discours lañ leen war a mën a teniral ba ñu xam ne lii ñu nekk kat du lu baax ñu war cee mën a génn. loolu moom état bi rek man toujours côté boobu noonu ci état bi laay ñëw. mais xam nga ñooñu tamit il faut que ñu jàkkaarloo ak ñoom wax ak ñoom ñu xam tamit ni li ñuy def nii c'est pas une bonne chose il faut que qu'ils arrêtent il faut qu'ils changent de méthode. maam Sey magum jëmm laa la magum jëmm bu buggee ndekki bu buggee añ su maree naan dem naani nekk ci mbedd bi di def ay ñaaw téefam ñu ngeen da ngay dem pour conseil pour mu bàyyi ko. du la sax déglu kooku non mënuloo ko conseil ba mu ne day bàyyi lu muy def xam nga lan mooy conseil bu kii comment dirais-je lan mooy kii bu ma koy wax état bi na jël ay responsabilités am yaa ngi dégg donc comme dafa nang état ne peut tout faire wax naa ko sànq l'état ne peut tout faire donc bu ñu jëlee seen ay responsabilités nëpp bi ñu bàyyi ko ku dëkk ci kër mu def ñombe donc waa kër gi ci moom ñoo koy fajal seen bopp pas nga ñëw taxaw naan ko diw li nga def nii bu ko def xale bu nga doon attouché di ko raay di ko lii bu ko defati boo ko defatee dinaa ko sam papa amul loolu noonu de da ko def nañ ko jël teg ko ci yoon affaire da naa fekk bi ñu jël ko teg ko fële amul sama mag la amul sama rakk la amul sama lii la dafa def lu dul yoon ñu jël ko teg ko ci yoon def liggéeyam mais su fekkate ne lu xew ñu jël ko nëppal ko donc fii la ñuy toog dañuy tardé mais aussi bu fekkee lu xew tamit ñu jël ko jox ko état bu yàggee dinañ ci latte de état daa am fu muy intervenir dernière étape mais éducation de base bi c'est ça aussi il faut que ki koy def chaque jour mooy ki koy def kooku noonu nga conscientiser que ñaata agresseur ñoo bàyyi agressé bëri na ñaata ñi nga xamante ne ñoo waroon dëgg ñu réinsérer leen bëri na centre sauvegarde yi centre réinsertion sociale yi bëri na
ñooñu dañ naroon bon parce que dañ désespéré woon par yàlla am lu leen ñu leen sensibiliser ñu leen indiwaat bañ dugg société bi bokk société bi te gens peut citer am na ñoo xamante ne xam nañ leen gis nañ leen dëgg la am na loo xamante ne nit ñi ñoo koy xeex ci réew mais du état c'est vrai juste pour soutenir Omzo wax am na benn centre bu nekk Guédiawaye pour ne pas faire de publicité yaakaar naa Malal Talla Fou Malade moo ko jiite mais c'est un centre de réinsertion la man j'ai été là-bas mais vraiment day gis ay nit ñoo xamante ne dañ lay wax ñoom liñ doon def mais léegi lépp leen bàyyi am seen activité moo tax man la dafa laaj ngir ñoo ñu woowaat leen xëcc leen toog wax ak ñoom. Je le salue au passage sax kooku le grand Malal. Je le salue au passage c'est mon grand. Il a beaucoup fait au niveau du hip hop fii nii moom il connaît des personnes yi nga xamante dañ nekkoon ci beneen yoon. ay déviants lañu woon mu def leen conformiste ñu bokk ci loi bi. di bokk ci dëkk bi bokk ci lay doxal dëkk bi. dëgg la ñun loolu laay wax à chaque fois dañu war a sensibiliser les tenants et les aboutissants. mais même action lañ mën a teral pour ñii nii kii bu jógee ci lii nii ci li mu nekkoon nii. mu dal ci lu gën te loolu noonu dina ko jëriñ. dëgg la mais xam nga ku bëgg baax kooku ngay réinsérer dugalaat ko ci société bi ku bëgg baax laa. mais ki nga xamante ne dafa wér kéng ne damaa bëgg def lu bon kooku mënuloo ko jël ne da nga koy réinsérer par exemple barki dem maa ngi dégg mooy. fàkkman yu nekk fii nii ci pont émergence bi. di saluer au passage suñu naataango bi ka def Papa Mante Mboup. très bien reportage bu am solo la def reportage bu am solo. waaju am 36 ans mu ne état bi da ko war a jàppale parce que moom dafa bëgg bàyyi 15 36 ans moom moo ko waxal boppam ci rajo bi de. kooku noonu man lu ma doon conseil état mu fekk foofu noonu jàpp ko yóbbu ko. donc buñ ko yóbbuwee comment dirais ci kiiwu réinsertion. centre de réinsertion yi. ba pare ñu wut ay infrastructure yoo xamante ne donc dinañ ko mën a poursuivre soit ñu poursuivre psychologiquement après mu dem liggéey utal ko fu mu jàpp pour am liggéey mais bu fekkate ne da nga ko jël yóbbu ko commissariat ñu jàpp ko dóor ko lapp ko ba mu nooy booyaat ko mu dem wala ñu tëj ko benn 1 mois day dem continuer waat. non man je dis que ne prison c'est pas la solution man pour man prison du solution. léegi prison li Omzo wax rek. moo mujj. nit ki peut-être na dem ba sës xam ne lii amatuñ solution mais nit ki dina toll foo xamante ni boo ko woowee. toog ak moom waxtaan ak moom jéem ko indiwaat dina ñëwaat mais bu dee lu jóg rek ñu jël sànni prison bàyyi la fa benn quelques années génneewaat la ni naan prison yenn saa yi da nga fay ñàkkee jom wala nga amee fa jom. c'est ça état bi comme li may wax rek man foofu du ma wax état nay ñëw kon benn personne de bonne volonté benn nit ñaata entreprise ñoo nekk Sénégal. benn personne de bonne volonté mën na jël kooku dugal ko si insérer si entreprise am. c'est ça billahi dof yu bëri yu taxawaalu fii nii fuite de responsabilité moo leen jàpp. dañ amul luñ lekk amul luñ naan ut ba sonn amul. ñu désespéré jóge exode rural ñëw. mais koo si jàppoon sang ko ba mu set dogal si appartement wallahi dina nekk nit. mu nekk nit. loolu waruñu xaar état. nit ñi ñoo ko war a def société bu baaxee encore une fois nit ñi ñoo ko baaxal man su ma déggoon appel boobu dinaa si interpeller Malal ñu dem xooli ko. d'accord loolu lañ soxla. Omzo nga profité waale wax sa mot de la fin 3 minutes rek moo ñu dese ñu tàggatoo. waaw di la sant Mame Seye vraiment ça a été un plaisir de partager l'émission di sant aussi waa APE hier lañ ma ko wax tardivement même la nuit di leen gërëm si honneur bi ñu ma jox parce que man récemment lañ ma fal président commission culturelle waaw c'est pas probable aussi que may def di wax seeni tur mais juste ñoom ñi ngi def ay réalisations yi nga xamante ni dañ koy suivre ay Noël à l'enfant jël fi xale yi nekk exode rural ba les zones ruraux ñuy dem foofu di leen jox ay cadeaux di leen boole ne leen yéen ci dëkk bi ngeen bokk di créer di leen appuyer dans tous les domaines éducation santé ci domaine yëpp xam ne ne Sénégal du Dakar kese loolu maa ngi leen ci rafetlu encore une fois ñi ngi def ay rubriques yi nga xam ne parlons enfance la ku bëgg sa zone mën nañ ko organiser sa zone soxlawul xaalis soxlawul dara utal say basang ut say chaise toog ñu wax ak xale yi dugg ci kër yi wax ak nit ñi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di la jaajëfal moom Oumar Diallo alias Omzo franchement ça a été très intéressant de représenter nga dignement ñi nga xamante ni ñoo di waa APE di nuyu au passage seen présidente Fatou Bintou Touré Rengo. waaw maa lay gërëm Mame Seye di gërëm auditeur Afia FM yëpp donc di gërëm tamit sama frère yu woote ak sama sœur yi donc waa Paradis
Pro TV ak sama président Ismaïla Kam moom mi ma yebal fii nii donc pour présenter mouvement Touche pas à ma sœur donc Rengo Faye le coordonnateur général du mouvement Touche pas à ma sœur mais tamit nga may ma waxaal tamit jamono ji Touche pas à ma sœur mu ngi seeti kilifa diine yi pour suñu projet de loi bi refus de paternité bi donc ak 0 à 5 ans bi mooy viol bi ngay gis ni donc ñu ngi waxtaan ak kilifa diine yi tout récemment war nañ dem fële Géejawaay seeti évêque bi donc bu ñu fa jógee war nañ dem Kaolack dem Touba Tivaouane donc kilifa diine yu Sénégal bëgg nañ leen seeti ba pare donc doog a jàkkaarloog député yi ñu dugal suñu projet de loi incha allah. jërëjëf. jërëjëf Rengo Faye loolu yëpp dinañ ko développé ak ki nga xamante ni mooy le fondateur de Touche pas à ma sœur di président Ismaïla Kambi incha allah rabi dès que possible dinañ ko woo mu ñëw fii toog waxtaan ak ñun ci mbir yooyu lépp li nga xamante ni moom ci lay yëngu comme ça ñu gën ci am lu leer gën ci am lu yaatu moo koy xarit yi tey di la fi woon seen émission Gindeeku ñu ngi leen di jaajëfal ci déglu bi di jaajëfal képp koo xamante ni woote nga ak ñi nga xamante ni ñi ngi toogoon seen kër di déglu ça a été un plaisir d'être avec vous depuis 16 heures tey fii la ñuy yamani di leen jox dig daje beneen samedi incha allah c'est-à-dire dans 15 jours seen beneen émission Gindeeku ñu ngi leen seen émission Gindeeku daal mooy gindi xale